Monsieur le Président des associations culturelles de promotion des langues nationales, Monsieur, Madame, Messieurs les présents à cette importante rencontre, au nom de la ministre de l'Éducation nationale, je prends la parole pour vous remercier de cette initiative et encourager la promotion des langues nationales. Et cette journée internationale de la langue maternelle revêt un caractère particulier dans un pays comme le nôtre. Cette journée nous rappelle une vérité essentielle. La langue maternelle n'est pas seulement un moyen de communication, elle est le premier véhicule de la pensée, le socle de l'identité culturelle et le fondement des apprentissages. C'est à travers elle que l'enfant découvre le monde, développe sa confiance, construit les bases de sa réussite scolaire. Dans notre pays riche de sa diversité linguistique et culturelle, la promotion des langues nationales constitue un levier stratégique pour une éducation plus inclusive, plus équitable et plus efficace. Les recherches pédagogiques sont claires. L'enfant qui commence son parcours scolaire dans sa langue maternelle apprend mieux, participe davantage et progresse plus rapidement. Et c'est conscient de toutes ces réalités que le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a décidé de faire de l'éducation sa priorité. Et le volet langue nationale a été intégré dans la loi d'orientation. Et ce qui est très important pour le parcours que ces associations qui sont là ont fait pour arriver à cela. C'est très important que le président a instruit aussi le gouvernement à sa tête, Mokhtar Ould Diaye, de mettre tous les moyens pour que cette intégration soit définitive et durable. C'est pourquoi des efforts consistants ont été faits dans la mise en place de ce dispositif d'intégration des langues nationales comme langue d'enseignement. Des classes expérimentales sont en cours et le recrutement de personnel enseignant a été fait l'année passée et nous espérons cette année passer à un levier plus important pour couvrir l'ensemble des besoins de cette expérimentation. Et les données sont probantes. Nous comptons sur vous en tant qu'association de promotion des langues nationales et surtout pour noter l'importance que la Mauritanie accorde aux langues nationales et particulièrement à la langue maternelle qui est déjà notre premier dispositif d'enseignement. Parce que nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui qui enseignent dans les langues maternelles de notre pays. Et l'ajout des autres langues nationales reçues comme langue d'enseignement, c'est un parcours important pour notre système éducatif. Je vous encourage à continuer de façon plus ferme, de façon plus durable, pour que cela soit une réussite et que toute la Mauritanie en bénéficie. Je vous remercie. Bandirabe Marumo Boki, salam alaikum. Monsieur le directeur général de l'enseignement, Monsieur le président de la coordination des associations culturelles Polar, Soninké et Wolof, honorables députés, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, c'est pour moi un honneur et un profond plaisir d'être avec vous à l'occasion de cette journée mondiale de la langue maternelle célébrée chaque 21 février sous l'égide de l'UNESCO. L'édition 2026 placée sous le thème « Le voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue » nous interpelle avec force et responsabilité. Cette journée nous appelle une évidence scientifique, pédagogique et humaine. La langue maternelle n'est pas seulement un moyen de communication, elle est le premier espace de socialisation, le socle de la pensée, le vecteur de la mémoire collective et le creuset de la créativité. Donner droit de citer aux langues maternelles dans l'éducation, c'est reconnaître la dignité culturelle de chaque enfant et renforcer l'efficacité même de l'apprentissage. En Mauritanie, l'État a fait le choix stratégique d'inscrire la promotion des langues nationales au cœur de sa politique éducative et culturelle. À travers l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales IPELAN, il affirme sa volonté de valoriser notre patrimoine linguistique et de l'intégrer progressivement dans le système éducatif national comme objet et médium d'enseignement. Permettez-moi de rappeler quelques réalisations majeures de l'IPELAN. L'élaboration et l'expérimentation des manuels scolaires en polar, en sonique et en wolof, conçus selon des standards scientifiques et pédagogiques rigoureux.
la formation d'anciens expérimentateurs appelés à porter l'innovation pédagogique dans les écoles, la constitution de fonds documentaires et des ressources numériques pour soutenir la recherche et la transmission, la sensibilisation de communautés et des acteurs éducatifs afin de favoriser l'adhésion collective à l'éducation multilingue. À travers ces actions, l'IPELAN œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine pulaar, soninké et wolof, non pas dans une logique de repli identitaire, mais dans une perspective d'ouverture, de cohésion nationale et de complémentarité linguistique. Le thème de cette année met à l'honneur la jeunesse. Je voudrais m'adresser particulièrement à vous, jeunes Mauritaniens. Vos langues maternelles sont une richesse, une force et un levier d'avenir. Le multilinguisme n'est pas un obstacle à la modernité. Il est un atout. Les recherches internationales montrent que l'enfant qui apprend d'abord à lire et à écrire dans sa langue maternelle développe de meilleures compétences cognitives et transfère plus aisément ses acquis vers d'autres langues. Votre voix compte, votre créativité, vos initiatives culturelles, vos productions artistiques et numériques dans nos langues nationales constituent aujourd'hui un espace nouveau d'expression et d'innovation. L'État vous accompagne et l'IPELAN demeure un partenaire ouvert aux idées, aux projets et aux collaborations. En célébrant cette journée aux côtés de la coordination des associations culturelles, nous réaffirmons que la promotion des langues maternelles est une responsabilité partagée, celle de l'État, des institutions, des chercheurs, des associations, mais aussi des familles et des jeunes eux-mêmes. Je forme le vœu que cette édition 2006 soit une étape supplémentaire vers une école mauritanienne inclusive, enracinée dans ses réalités linguistiques et ouverte sur le monde. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal tey jii ci bis bi nu jagleel làkk yu nu namp di ñaan yàlla bis bii nga xam ne mi ngi tombeek weeru koor gi di shahru ramadan mubarak yàlla nangul nu sunu koor ñu ñëpp mu doon koor bu muy nangu ful ka bu mu tas ci askan bi yëpp yàlla mën na ko yàlla def barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais faire une déclaration en français et je vais essayer de le résumer en wolof et les autres pulaar et wolof vont faire de même. Comme ça, il y aura l'équité pour tout le monde. Du noonu les soninké du noonu ah. Alors, monsieur le directeur de l'éducation nationale, monsieur le directeur de l'IPELAN, chers sages, chers membres des organisations Wolof, Pulaar et Soninké, chers invités, chers jeunes, chers membres de la société civile de Mauritanie. Bienvenue à tous célébrant aujourd'hui la langue maternelle sous l'égide de l'UNESCO. Nous nous unissons nos voix pour affirmer que les langues maternelles Pulaar, Soninké et Wolof sont le cœur battant de notre identité, un levier pour une éducation de qualité, une cohésion sociale forte et un développement durable en Mauritanie. Sous le thème « Les voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue », c'est à vous, chers jeunes, que nous tendons le micro. Votre énergie, votre idée et votre maîtrise des langues incarnent l'avenir d'une école inclusive et multilingue. L'année 2026 marque la deuxième année d'expérimentation de l'enseignement en pulaar, soninké et wolof dans notre système éducatif. Chers jeunes, vos voix multilingues sont notre force. Ensemble, avec l'État et les partenaires, construisons une Mauritanie où chaque enfant apprend dans sa langue maternelle pour briller dans le monde. Merci à tous pour votre présence. Que cette journée soit un tremplin pour l'action. Vive les langues maternelles, vive la jeunesse multilingue, vive la Mauritanie unie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kon nag bu mu ko tënkee rek si baatu wolof ñoo ngi leen di dalal si bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel làkk yu nu nàmp di nuyu directeuru
ministère bi nga xam ni moo fi teewal ministère de l'éducation directeur IPELAN sunu mag yi ak sunu gan yi nga xam ni ñoo fi teew tey at bii nag ñoo ngi ko jagleel ndaw yi kon nag ñu si woo ndaw yi ñu ñëw gën a jàpp ndaw yi nga xam ni ñoo yore xarala yu bees yi ndaw yi nga xam ni jamono jii ñoo ngi si jumtukaay yu bees yi jumtukaay yu ñi ndaw yi nga xam ni tàmm nanu mokkal nanu làkk yu ni nàmp di ko bind di ko wax ñoo ngi leen di woo ñun ñëpp ñu ànd jàppandoo doon benn pour defar Mauritanie bi nga xam ni ku nekk si ñun di nga mën a jàng si sa làkk bi nga nàmp ñoo ngi ni si jamono joo xam ni ñëpp war a jàng làkku ñëpp si jamono jooju nanu toll te ñoo ngi si woo ñëpp war si jàpp si bis bi nga xam ni moom la jagleel làkk yu nu nàmp buñ ko tënkee jërëjëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. 26 تؤكد الجمعيات الثقافية الوطنية بقوة بمناسبة اليوم الدولي للغة الأم الذي يحتفل به سنويا في 21 فبراير تحت إشراف اليونسكو أن تعزيز اللغة الأم والتدريس بها يشكلان رافعة أساسية لتحسين جودة التعليم وتعزيز التماسك الاجتماعي والدعم التنمية المستدامة لبلدنا. كما تذكر بأن ترسيم اللغات الوطنية البولارية والصنوكية والولوفية يشكل خطوة حاسمة لترسيخ مكانتها وضمان حمايتها وتأمين إدماجها الفعلي في السياسات العمومية، كما يمثل فعلا من أفعال العدالة اللغوية ويعزز الاندماج والمشاركة والمواطنة والتماسك الوطني. وسنة 2026 هي السنة الثانية بعد استئناف تجربة تدريس اللغات الوطنية في موريتانيا البولارية والصنوكية والولوفية في النظام التعليمي، وهذه المرحلة تمثل تقدما مهما ومبعث أمل وثمرة عقود من المناصرة بقيادة الفاعلين الثقافيين والتربويين ومكونات المجتمع المدني. غير أنه من الواضح أن التنفيذ هذه التجربة يأتي في سياق يتسم باختلالات هيكلية تحد من انتشارها الكامل وتؤثر سلبا على أثرها المنتظر. ونسجل على وجه الخصوص استمرار الصعوبات التي تواجه مع الترقية والتعليم اللغات الوطنية للحصول على مدرسين ذوي خبرة وتكوين كافيين، حالة الجمود بل والانعدام الفعلي للجنة المكلفة بالتنفيذ إصلاح النظام التعليمي الذي ينص عليها القانون التوجيهي المعتمد سنة 2022. غياب المراسيم التطبيقية الضرورية لتفعيل هذا القانون بشكل كامل رغم صدوره منذ أكثر من 3 سنوات، ولا سيما المراسيم من 65 إلى 70 المتعلقة باللغات. ضعف التواصل والتعبئة المؤسسية لجعل التعليم بلغة الأم أولوية وطنية واضحة ومعلنة. إن هذه الاختلالات تغذي حالة من الريبة وتعطي انطباعا بأن الإصلاح يدار من دون توجيه استراتيجي واضح في وقت تكتسي فيه الرهانات أهمية كبرى لمستقبل نظامنا التعليمي والتثمين تراثنا اللغوي. وفي هذا السياق يبرز ترسيم اللغات الوطنية كرافعة هيكلية من شأنها توفير إطار قانوني واضح ودائم لترقيتها وضمان توزيع أفضل للموارد وتعزيز انسجام السياسات العمومية في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والإدارة. وفي هذا اليوم الدولي للغة الأم ندعو السلطات العمومية إلى ما يلي: 1. الإسراع في اتخاذ والنشر مراسيم التطبيقية للمواد من 65 إلى 70 من القانون التوجيهي. 2. إطلاق مسار واضح وتشاركي يهدف إلى ترسيخ المكانة الرسمية للغات الوطنية ضمن البنية القانونية والمؤسسية للبلاد. 3. تعزيز الموارد البشرية والمالية المخصصة لمعهد الترقية والتعليم اللغات الوطنية، ولا سيما من خلال التحويل الفعلي لمدرسين مؤهلين. 4. إطلاق حملة وطنية طموحة للتحسيس بالفوائد التربوية والاجتماعية للتعليم باللغة الأم أو للتعلم باللغة الأم. 5. إدراج هذه السياسات بوضوح ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى قائمة على التعدد اللغوي المستدام
إن الاعتراف باللغة الأم وتعزيزها وترسيمها لا يندرج فقط ضمن واجب ثقافي، بل يشكل شرطا أساسيا لبناء مدرسة أكثر شمولا وإنصافا وفعالية، ومن أجل مواطنة يتقاسمها الجميع على نحو كامل. وإننا لنجدد استعدادنا لمواكبة الدولة وسائر الشركاء سبيلا إلى إنجاح هذا الخيار خدمة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلة، خدمة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية. نواكشوط 21 فبراير 2026 وشكرا لكم. À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque année le 21 février sous l'égide de l'UNESCO, les associations culturelles nationales réaffirment avec force que la promotion et l'enseignement dans les langues maternelles constituent un levier essentiel pour la qualité de l'éducation, la cohésion sociale et le développement durable de notre pays. Elle rappelle également que l'Association des langues nationales, Pulaar, Soninké et Wolof, constitue une étape déterminante pour consolider leur statut, garantir leur protection et assurer leur intégration effective dans les politiques publiques. Elle représente un acte de justice linguistique favorisant l'inclusion, la participation citoyenne et la cohésion nationale. En Mauritanie, l'année 2026 marque la deuxième année du retour à l'expérimentation de l'enseignement des langues nationales, Pulaar, Soninké et Wolof, dans le système éducatif. Cette étape représente une avancée importante et porteuse d'espoir, fruit de plusieurs décennies de plaidoyer des acteurs culturels, éducatifs et de la société civile. Cependant, force est de constater que cette expérimentation se déroule dans un contexte marqué par des insuffisances structurelles qui freinent son plein déploiement et compromettent son impact. Nous relevons notamment les difficultés persistantes dans la mise à disposition de l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales IPELAN des enseignants expérimentés et suffisamment formés. La léthargie, voire la non-existence effective de la commission chargée de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif prévue par la loi d'orientation adoptée en 2022. L'absence à ce jour des décrets d'application indispensables à l'opéralisation complète de cette loi, pourtant promulguée depuis plus de 3 ans, en particulier des décrets 65 à 70 relatifs aux langues. La timidité de la communication et de la mobilisation institutionnelle pour faire de l'enseignement en langue maternelle une priorité nationale clairement assumée. Ces insuffisances entretiennent une situation d'incertitude et donnent le sentiment d'une réforme conduite sans pilotage stratégique clair, alors même que les enjeux sont majeurs pour l'avenir de notre système éducatif et pour la valorisation de notre patrimoine linguistique. Dans ce contexte, l'officialisation des langues nationales apparaît comme un levier structurant permettant de donner un cadre juridique clair et durable à leur promotion, d'assurer une meilleure allocation des ressources et de renforcer la cohérence des politiques publiques en matière d'éducation, de culture, de médias et d'administration. En cette journée internationale de la langue maternelle, nous appelons les pouvoirs publics à 1. Accélérer l'adoption et la publication des décrets d'application des articles 65 à 70 de la loi d'orientation. 2. Engager un processus clair et inclusif visant à consolider le statut officiel des langues nationales dans l'architecture juridique et institutionnelle du pays. 3. Renforcer les moyens humains et financiers alloués à l'IPELAN, notamment par la mise à disposition effective d'enseignants qualifiés et l'augmentation du budget de l'IPELAN. 4. Lancer une campagne nationale ambitieuse de sensibilisation sur les bénéfices pédagogiques et sociaux de l'enseignement en langue maternelle. 5. Inscrire clairement cette politique dans une vision stratégique de long terme fondée sur le multilinguisme de maintien. La reconnaissance, la promotion et l'officialisation des langues maternelles ne relèvent pas seulement d'un impératif culturel. Elles constituent une condition essentielle pour une école plus inclusive, plus équitable et plus efficace, ainsi que pour une citoyenneté pleinement partagée. Nous réaffirmons notre disponibilité à accompagner l'État et l'ensemble des partenaires dans la réussite de cette option, dans l'intérêt des générations présentes et futures. Nouakchott, le 21 février 2026, la coordination des structures culturelles. ñalngu winde rew ɗemgal neniwal ujunde ɗiɗi e nogas e jeegom e ngu ñalgu winde rew ɗemgal neniwal mawnintengu hitande kala ñande nogas e goo colte
e gardegol UNESCO pelle pinal ngendiije ina teeŋtina no doole mum potiri wonde ɓamtaare e jangde ɗemɗe neniije ko cuutirgal teeŋtungal moƴƴinoowal jangde mahodiral renndo e ƴellitaare duumotoonde leydi men eɗe ciftina wonde laawɗingol ɗemɗe ngendiije Pulaar soninke e wolof ko pellital jojjungal tiidnowal gonka majje gaddotongal ndenka majje kuumnowal nannugol majje nder nguurdam leydi ndi ko kangol addata nunɗal hakkunde ɗemɗe wallita keƴnugol ɓiɓɓe leydi ndi kala e nguurdam leydi e mahodiral renndo ɗo e Mauritanie e hitaande 2026 hikka nde ɗo e Mauritanie hitaande 2026 hikka nde watti duuɓi ɗiɗi ko hoolkiso ɗemɗe ngendiije Pulaar soninke e wolof nder jangde leydi ndi fuɗɗi walla fuɗɗiti ɗum ko taaɓal moƴƴal baɗangal yaakaare aamningal noon ko duuɓi capanɗe darnde e dallinande daraniiɓe pinal e jangde kam e renndo civil kono tan alay sago teskoɗen wonde ngo hoolkiso ina wondi hannde e caɗeele duumiiɗe cugginooje ɗum kada ciinugol mum timugol eɗen mbaawi teskaade heen duɗal ngam ɓamtaare e jangde ɗemɗe ngendiije hono IPELAN ina wondi e caɗeele teeŋtuɗe keɓgol jannginooɓe humpitiiɓe heblaaɓe no moƴƴi loore walla ni baasgol woodde goomu kalfinaango ciinugol mbayliigo jangde toɗɗaango nder sariye kuccam mbayliigo jangde lelnaango e hitaande walla gilay hitaande 2022 haa hannde décret ji ciinooji jojjuɗi ngam ciinugol timmugol sariya ka lelnaaka rawa caggal duuɓi tati jooni haa teeŋti noon décret ji toɗɗiɗi kuule 60 haa 70 paatude e ɗemɗe ɗe leefre kumpital e hirjino laamu ngam ardinde ɗemɗe neniije nder politique jangde leydi ndi e mbaadi laaɓtundi ɗe ŋakke ustii hoolaare naanni sikkeeji sibi ciinugol mbayliigu jangde ngu wayi kono alanaaka ɗowol golle laaɓtungol kanngol fof e himmude wonande kuccam jangde leydi ndi e kisal ngalu mum to baŋnge ɗemɗe e nder ka ngonka laawɗingol ɗemɗe ngendiije ko waɗɗiinde jojjunde ngam daɗɗande laawol sariya tuugorgal laaɓtungal duumotongal ngam kadi ƴellidde ɗe kanje ɗemɗe ɗe e taƴande yimɓe e taƴande duɗal ngal yimɓe e ngalu e tiidnude jumtugol dawruɗe laamu paatuɗe e jangde e pinal e jaayde e juɓɓude e nder o ñalawma windereeje ɗemngal neniwal eɗen ɗaɓɓa e laamu ngu nde yawnata lelnugol e caaktugol décret ji ciinugol kuule 60 haa 70 sariye kuccamɗe ɗiɗi nde lelnata tuugargal golle laaɓtungal nanodirangal ngam sembinde laawɗugol ɗemɗe ngendiije nder service aji nder sariyaji e juɓɓule leydi ɗi nde ɓeydanta IPELAN yimɓe e ngalu haa arti noon e tottude ɗum jannginooɓe humpitiiɓe nayi nde umminta jeeyngal nder leydi ndi kala ngam famminde yimɓe ɓe fof janngirgol ɗemɗe neniije e to baŋnge renndo windude ngol dawrugol tuugingol e jangde ɗemɗe keewɗe nder yiyande woɗɗunde leydi ndi wonaa jojjande pinal tan farlini keptingol e ƴellidgol e laawɗingol ɗemɗe neniiji ngol keptingol ƴellidgol e laawɗingol kadi ko sarɗi dowrowo mbele sukaaɓe men fof ina potata nder jangde mbele école men ina ɓura yumtude mbele ɓiɓɓe leydi ndi kala ina ndenda fof amin teeŋtina keɓogol amen ɗoftude laamu ngu e denndaangal gollodiiɓe nder ciinugol nde yiyande e nafoore yonta hannde o e nafoore yontaaji paaɗi janngo Nouakchott ñande 25 colte hitaande 2026 jokkorde pelle pinal. Salamu aleykum maren fullu, salamu aleykum maren wolo nu
Salam alaikum Mortaniko. Pour les Kawujam, pour Toramawi. Chicken aéré, Kenny, na, namu fait du bien, ce qui est Mortani, full fait de son campette, alors fait de. Ogara dantare bede bari agatengana sarankanne kota duna jamanu menaka kota sarankanne dangani gar sugandi sinesu feddu kusik jokkindanga kota kenya kano ken sabuda yirgi gadi ogara dantare be maga gemundi katta kenga ayanike jamanu menaka kota sarankanne nda kenga nyakene sinesu février temple no bane UNESCO kufanden kama jamanu namu fedu nga kotondini ti sembe ti sagankanu ngurugindendi kalangunde ndi ni tonto kote ya marande kimande nda jaman kafonu mereke me ndo maga wasandi dumante jamane kadanga nakadi jamane namu fedu nga simandi nakadi ti jamane kanu fulle sonike dowolo ide kandinden ni kili timmanteyo kudo isigan kotonde kengi tanganen gadunu nironde nkisi jamane politique nogo kenni golleya kanni gankaku kite bega nyekkoye façon montaru jamane le maru tawaye do jamane merege maru nda morteni logo sine wujunu fili tapelo tum watu indini tis sina fila ne fay oga sagedo jamane kanu fulle sonike dowolo nkaramunde qimande londe marande kilendi kesigani kana tagante jikke gay sino tami trindindi dadare kite fonu namu golnyangano marandano do civil kafonu kendi fisu owa tagasini ti qimande ke ganyana mwobe konto bange orin kunya ko yagaye iga makabasande mbesene di iga batte toko losoinde noko o finu yogonu bangandi fimpa fana konto yu ti finto kunga tengana na karamogenu yagara karo karangunto ro jamane kanuka kitendi gesundu kilebe ga uti sine wujun filita pelo karo kenga tengana marande kille fragunde alefe ti sorba bega fotanta do sikido killebe yaka pagande ma antaduga leki kota décret yaka pagandano hamminto nkonto killeke annindeda akembe ga uti sino siki ada asura toko sartunu bionu gani nautu sarti tandumendo karagonde kata sarti tanyarende kunga tengana kanu jokinda lama lefante do gachindi dumante kudo sagan kanu karagonde ngani jamane haju kananke tigitinde mbangande ku konto yu tigiti siganu nugudu lasamanto kunga koyni ti faragonde keke sundenta sartin kille kama yagallo nu horo wo jamane marande kilenda kendo kima ro furba kana ta gunde ndak kendo jamane kanu ndagandinde mbange ko tonte bega tigitini kitra siga kulle dumante iurgundenda kitfonu sabatinto kendo jamane politique nu mere gemen kotonde katta karangunde name kibar sankiye do marande ke jamanu mena kota saka kanenda o torano ganchini katta dekere ya bagandano dabarinde jowe maga iga gesunu killeke sartunu benu gani igemondini igani nautu sarti tandumendo karagande kata sarti tanyaronde fi finlande na kill kulle sigindi aga jamane kanun tagandin sigan tagandini na kotondi jamane kitendo sartin kille tagayundi fi sikande na soro do khalsinu benuga jamane kanu murgindende karangundenka nda kotondi mo
mogonga do kara mogonu ikara mun togani ya kara karo gani niro ken gol yalla ke kitendi gol inakato ken gol yalla ke nakato igol lenyana timogo agani iga sigido kannuku urginde ndi kara munde ndo ikimande dowla ngarini kilewtu asankindenda ma allogonde kamma ken adangi fikragande be gadi na ken politique safa laba e kamma ti yakara kille duma e da aga sikki kangabe tigiti ndenda ogana grino sagan kanu tongonde ko fankake ana sagan kanu ku tongonde ke palle i wurginde ndi dagandinde itagandinde ni nyako dowla kanu anani o wara akani o anenia anani dowla kanu kunya kanu benu iga golnya ta ko oga galnya ta tungara kan kanu benu gon ken kuna itagande chakka ntasaka namen bane yakama kanu kuni sababunu kunni sababunu potinto kara lan nda nyakoy kamma aga mun tanya ni kudo jamane lemagu ntakandinde kenga dangi o nati o ku fedu sikki o dokinda o wa dudande mande kinni dawlanga adi kapalle mo dimasu ke aniye be ke aniye ga kinyene aga kinyene kumane lenki ado kumbane jota le mundangan no soto février tampilo do bani sine ujun fili tampilo do tumu kanawari. Assalamu alaikum mbolo mi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci moom ku nekk ci yéen ci turam ak santam di rafetlu vraiment seen teewaay ci bés bi ñu jagleel tey làkk wi ñu namp ci bis bi ñu màggal làkk wi ñu namp ci àdduna wërngal këpp bi ñuy màggal at mu nekk ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru février ci ndigalu UNESCO mbootaay yi aada yu ci réew mi ñu ngi seede ni jàngale ci làkk wi ñu namp lu am solo la ngir am njàng mu baax boole askan wi ak yokkute bu yàgg ci sunu réew ñoo ngi biral itam ni nangu ni làkk réew mi di pulaar soninke ak wolof jéego bu am solo la ngir gën a dëgëral seen nekkin aar leen ba noppi di yombal bennoo askan wi fii ci Mauritanie atum ñaari junneeg ñaar fukk ak juróom benn mooy ñaareelu at bi ñu delloosee di càmbar njàngale ci làkki réew mi pulaar soninke ak wolof ci biir njàng mi lii yépp dafay màndargal jéego bu am solo te am njëriñ bu tukkee ci ay ati xeex yu mbootaay yi ŋànk aada ak cosaan ak njàng mi doon amal waaye faw ñu nangu ni càmbar googu am na lu bare lu ko gàllankoor te loolu dafay tere ñu am ci njuréef yu baax yu ñu ciy séntu noo ngi ñaawlu jafe-jafe ngir jox jàngalekat yu xarañ te am tàggatu bu baax dara yokkute ak jàngale ci làkki réew mi di IPELAN ñàkk taxawal bànqaas gi war a saytu njàng mi te ñu dëxëñ ko ci sart bi ñu tëral ci atum ñaari junneeg ñaar fukk ak ñaar muy tëral doxalinu njàng mi ba léegi amul benn ndogal bi ñu jël ngir jëfe ndigal boobu te tinde xaatim nañu ko lu ëpp ñeenti at ci ren rawatina màndarga juróom-benn fukk ak juróom ba juróom-ñaar fukk yi wax ci làkki réew mi ñàkk fulaal yëgle gi ñeel làkki réew mi war jóge ci nguur gi ngir dooleel njàngum làkk wi ñu nàmp njàqare yooyu ñooy waral jafe-jafe yi di wéy ba noppi nan la ñu bëggee amal ay coppite te tegoo ko ci ay pexe yu leer donte jafe-jafe yi ci ëllëgu sunu njàng ak sunu ndono làkk yi lu am solo la ci anam yi jox gëdd làkk yi ci réew mi dafay nuru lu yamale lu ñuy may ñu am benn gis-gis su yoon bu leer te yàgg ngir mu gën a fës ñu mën a seddale jumtukaay yi ci anam wu gën a baax ak gën a dëgëral lëkkaloo gi am ci diggante politique réew mi ci wàllu njàng cosaan ak aada
média yi ak liggéey bi ci bis bi ñuy màggal làkk wi ñu namp ci àdduna bi ñoo ngi woo kilifa réew mi ñu benn gaaw jël ak siwal ndogal yi tax ñu mën a jëfandikoo mandarga juróom benn fukk ak juróom ba juróom ñaar fukk ci sart bi ëmb njàng mi ñaar tàmbali ab doxalin bu leer buy boole ñëpp ngir gën a dëgëral nekkinu làkki réew mi ci biir sarti réew mi ñett yokk xam-xamu ñi liggéey ci IPELAN ak xaalis bi ñu ko jagleel rawatina ci yónnee fa jàngalekat yu am doxal seet yu wér ñeent dem yee nit ñi ci njariñ yi nekk ci njàng ci sa làkk wi nga nàmp juróom boole ko ci politique bi ci anam wu leer ci gis-gis bu lalu ci mën-mëni làkk yu wuute boole làkk yi ci làkk yi ñuy jëfandikoo wee ci nguur gi lu am solo la ci njàng mu gën a boole ñëpp yamale ñëpp gën a ñoŋ ak itam ngir booloo doon benn ñoo ngi fësalaat suñu njébbal ci jàppale nguur gi ak képp ku ànd ci liggéey bi ngir njariñu tey ak ëllëg Nouakchott ñaar fukki fan ak benn ci weeru février atum 2021 mbooloo mbootaay yi aada yi ci Mauritanie jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. bandiraɓe on calminama on juurama en calmini bandiraɓe men wonɓe ɗo ɓe fof ardiɓe pelle men pine woni fedde ɓamtare pulaar fedde ɓamtare wolof e fedde ɓamtare soninke en calmini garanɗo ɗo jagordu jangde gendire en calmini kadi gardiɗo duɗal men jangde ƴellitare ɗemɗe gendije woni IPELAN en calmini dendagal bandiraɓe arɓe ɗo ɓe fof hande notitade oɗo ñalawma windere yankejo oɗo ñalawma mawninteɗo e nder leydi Mauritanie hitande fof ñande 21 colte e kaalowo ko fewti e ɗemgal neniwal walla ɗemɗe neniji min noon haalandam fatata koye fayida ɗemgal neniwal hol fayida ɗemgal neniwal jogui e to batte jangde e to batte kadi ndenka muɗum ko ardi ko fof eɗen gandi ɗemgal neniwal ko ɗemgal ngal cukalel ardi haalde e nder nokku muɗum woni e nder galle mum walla e nder taaridi muɗum ɗemgal neniwal ina addana cukalel ƴoyre na addana aade kala ƴoyre ɗemgal neniwal dim ɗe maayat ɗum noon yo Allah dandu ene ɗum ɗon eɗen gandi hande e nder leydi men Mauritanie no wayno ɗemɗe meɗen gendije ɗe wonko Allah rokkiɗe laamu huccaniɗe sosaniɗe sariya bawɗo lawɗindeɗe ɗo e nder leydi heɗe mbatta jangguede e duuɗe biyeteɗe duuɗe ƴewdo hande ko mawɗum eɗen jogui ko wayno janguirɗe kewɗe e nder Mauritanie e nder diiwe men ɗe foof ina waɗi janguirɗe pulaar soninke e wolof ɗum noon ina namni darde mawde IPELAN ina dari hen no feewi pelle ɗe ina dari hen no feewi eɗen ñaagui noon ɓesgu ngu nde daroto hen kañumne adda hen ballal muɗum nde tawno so ɗum yaari yeeso ko enen fof jaari yeeso so ɗum yahani kadi ko enen fof kadi bonnanta nde tawno en teskima ko ɗum sodorde wonande gandal kala janguirnoɓe ɗemɗe mumen gendije ɗe hande en jii ko gonti ɓe janguirano ɗum ɗe hayso wonko goni ne mbawno wonde ko ɓuuri ɗon ɗum noon Allah jarama on jarama mi salmini kadi bandiraɓe fof mi juurima ɗumen mi yetti kadi darde ɗeɗo pelle dariɗe darde ngana ina jiiɗi ɓamtude ngal ɗo ɗemgal hayso laamu yamirani eɓe daari hen guila laamu yamirani hande laamu yamiri no wayno hande ɗemɗe ɗe machallah kadi eɗen jetta ardiɓe IPELAN e dendagal bandiraɓe dariɓe hande ina ƴellita ɗeɗo ɗemɗe gendiji assalamu aleykum wa rahmatullah
lenkini kota khorea ke duna sugo terin kana lenki tuma nantiti wacha ke Mauritanie l'UNESCO ado jamantane ado fedde tane dir memu nanti hadamare menga an khanne amma dam faba khanne ngar kebe sugo khatti fo khoro hore nyani kempunga onan dur koto onan sigi meti o soni ko bana de ka soni ko kukunga kebe koto ni maga itinia ogana o khanne ke khara onu mande berentey gili ganni o famundi nanti khanne sumbana ogono khanne ke khara ko kan kutuku mo ona golinya tay ona me famu itidu anke ngana khanne su khara angana khanne amma khanne fana khara angal khanne su khara kafsine anjo no tuwa ngabondi ni Kenya kama kenkunga o Mauritanie lenki oga kebe khotondini nanto dalla ke golle kama ona daga kane ona ile falle adini odi sino seginya ma ka sino tammi me soronga khanu ku kharangana idini bugo kharanga kendangi falle an ke taade ma ko sigi khadi fedu ku be sigi fulam fedu wol fom fiula do sono kam fedu ku sigi khadi ado certaine nanti ke dana to daga na kundu jamane daga na kane ay len falleya kenkunga kana kha qoto itiwacha ona Kenya sobe yati kebe da ipela ado ke fedde be gedi sigi nantina khanu ku kharangundi jamane keno ko inanya igdanga gol sobe fankani dema sobe iga fatata gol nyante kebe ana ina fo kafe kenkunga jamane ke khadi o mbakame goto tuwanu jamane ke igida la kharanguni soni ka khanu ku kharangana igi kharangun dentu ken ko gona def khanne ke kharangune o ga jowondinia o gona korosindi wala o soro kitani ga foko igo demana iga fedde kebe jagana nga yimenga o mareme aga yimenga nanti ina fedu ko ina khanu ku kharangundi ila o demana ken ko nga namba diga men girondi uga kebe ko toni fanka keda Kenya ona diga na li ke wal khafu kana fayirgi 25 septembre l'UNESCO a do fait d'inclure paria nantona li nanti o fait de kafino fait de khoro ko be gaduna duna sugi terin kana Afrique no ko kesu ado hawsando fulle kuno fait de khoro kuno kan khoro hari soronga mu gabo sorongi muku ijama isankinta jamane kesu kenkunga o magane ko duwa ware mu ke ni ko digami akono kadanga hari mari wolo foni khaydo so yengome kana kha qoto bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm ci weeru tedd wi ñu nekk di ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan yàlla nañu ko yàlla yombal di jagleel sama wax ji ndaw yi nga xam ni nekk nañ fi tey di leen wax rek ni lii ngeen teewe tey mu di bés bi nga xam ne duñ koy jagleel làkk yu ñu nàmp bés bu rëy la ndax boo nee nit ki boo nee aada boo nee cosaan làkk tax ñu koy def ñu koy wax boo nee njàng boo nee xam-xam làkk ci lay jaar kon ku nga xam ni daal fonkul làkkam du man dem fenn du man sore te ku fonkul làkkamet kenn du ko fonk ndax ku fonkul boppam kenn du ko fonk di leen wax nag ni surtout yéen ndaw ñi ni lii ngeen teewee mbootaay yii di ñetti mbootaayu Bamtare Pulaar mbootaayu Soninké wolof yàgg nañ ci taxaw ay mag taxawoon nañ ci man maa ngi fàttaliku ci boori ati 70 vers les années 70 man ci sama maani bopp 1978 laa tàmbali di jàngale wolof di ko jàngale béy ci sunu jonn yàlla tey ji
bay tey ngeen nekk mag kon ngeen war a wéyal li nga xam ni seeni baay yi seeni mag yi téewoon nañ ko ci anam yu metti te jàpp naa ni daa ngeen ko wéyal ndax anam yi ngeen nekk léegi xëy na ne metti na sax ndax réew mi nu nekk waaye li ngeen am amuñu ko woon li ngeen am bokk na ci tey député yaa ngi fii toog ànd ak yéen ñu nga ci assemblée di wax di taxaw di défendre lépp lu nga xam ni làkki réew yi bi la te booba jamono yooyu noonu amuñu ko woon nguur gaa ngi fii yénn na fi ko fi teewal ngir wane ànd bi mu ànd ci yokkute bi làkki réew mi te jamono yooyu yombul woon dëgg la bare nañu lu des jafe-jafe yaa ngi fi waaye jàpp naa ni su ngeen ànd ak Pastef ànd ak gëm-gëm bu neexee yàlla fii ñu ko eggale daa ngeen ko yóbbu fu gën a sore lool li leen jox te kooku man am naa ci yaqin am naa ci gëm-gëm bu leer ni incha allahu loolu dana am te loolu li ma ko gën a firndeel mooy ren wala daaw bi nga xamee ni noonu ci Aprolao jël nañu leng yi jox ko xale yi ñu boobu ba léegi ñu ngi liggéey bu rafet te li ci gën a màndargaal mooy ren jii jàngale nañu wolof ci pays réew mi mu di guleet ñuy former ci lu mat 20 nit ak juróom mu nga xam ne tey jii ku ci nekk ñoom mën na bind mën na jàng mën na jàngale làkkam te loolu bu dee bu ñu ko wéyalee rek ca kanam la ñu jëm te loolu jàpp naa ni daañu ci sawar ndax am na ñu ci jiitu ñu mel na que Bantare Pulaar li ñu def ci jàng ak jàngale làkk wi kenn def ko ci réew mi wax dëgg yàlla kon ñu ngi rafetlu seen taxawaay di rafetlu seen taxawaay ñi nga xam ne noo leen moom man tur wi ci dëgg-dëgg du ma ci jaar ndax ñi may déglu waaye teewaayu député surtout seeni député fi teew tey tax na bu fekkoonte ne moomeel amoon na ñoom nañu jàpp ne tey kenn moomatu leen déedéet kenn moomatu leen nañu kontaan nañu ci ñoom kontaan nañu seen teewaay ndax mosuñu woote te gisuñu leen te fi ñu nekk ànd ak seen jigéen bii tey di Khadijatou Malick li ñoo liggéey ca assemblée gis nañu ko kon ak ñeneen ñu nga xam ne sax teewuñu fi ku mel naka Ahmed Fall ak ñeneen bare na député yu nga xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi taxawaay bu rafet ci assemblée kon ñu ngi leen ci gërëm di rafetlu ni ma ko waxee teewaay sunu ñaari député yi di Soninké yi taxaw fii tey wax dëgg yàlla seen taxawaay egg na sunu xol te lépp lu leen jàppaloon tey effacé nañu ko nañu xam ni ñoom ña nga ca kaw jërë ngeen jëf. Merci. Kilifa Mawdo sukaɓe habata ñamde yarde koltu waɗilla toñiɗa nene yumma galle likkoto tampata fiñan juulo fitta ɗo ko saggina lelata tefu guppol golle galle farama toppitiɗo needi jangde ɓesduma cukalel ɗowtugol jangde needari wonɗima jangde ɗemɗemen ko nafoore men jangde mum famɗo suuro heewaran min kiƴƴinen jewten pinjinen leɗɗi men pelliten daroɗen ɗemɗemen lawɗine binden karen ɗemɗemen jangude ngal men waɗi tan famde keddiɗe ɗe daroɗen janginen ɓesguuji men jangden ɗemɗemen ko nafoore men aljangu mbawaɗum o wayloto jangude famɗo suuro heewaran min Mimi doloto ina moƴƴi ɗum ɓure ɓandu ina itta mere tigiri ndiyam e sakunde e jampe ina moƴƴi bacata fanda e faganga ha ija jangala
lana ma'ufa rasata uwaya ya mojongowal. Bravo. Jadi nggak baru digal Quran wala golle galle gitu nih kok. Jagoan daftar ya Amat. Golle galle. Nene. So di huli sih rabat fono darasi. Ramatun. Ramat harga. Arjang. Daroga. Janggu. Golle galle. Nena ko debbo bawlo golle. Bile galle ha cakal galle. O jawro golle mo fewtaw subaka lawu o juula o fitta galle hala nder e bowal o ɓufta sukaɓe o sakkina kafe caggal ɗum o yaha jeere so arti jeere fayi defte bottari o yaltina maaro woni e subde so yehi ha beetawe o togga barme bottari kikiiɗo fitta galle ha laaɓa o yerwo lacciri nde giir o defa hirando defte nde wonno wonirabam rewɓe ko cukalon mbawa taw liggeygal nenam ina tampi. Bravo. Le micro. Voilà, merci les jeunes.